boobu nag damay fesal sama naqar bi ma am ndax am naa naqar ndax nit rek laa te damay am ay xarit damay am ay doomu ndey te su fekkente ne bi man dama nekk Espagne sama benn xarit bu ñuy wax Aba génn àddina man ma jóge Sénégal gi dem Espagne yam ci loolu bi ma demee Espagne ma yem ci loolu ma yaakaar ne mort naturelle la bi ma yaakaaree ne mort naturelle la bon man tamit ma bàyyi noonu comme ni ñuy def rek ñu commencé ne gars yi ne nañ leen ko dajaleel xaalis et tout ça gars ñi dajaleel nañ ko xaalis boo xamante ne bi tey mën na koo indi Sénégal te sama xarit boobu def na 17 ans Valencia Espagne ñëwul ñibbisiwul mësul ñibbisi Sénégal sama xarit bi ma leen di wax def na 17 ans Espagne mësta ñibbisi faatu na il y a 4 mois de cela léegi bi mu génnee àddina ñu yóbbu ko ci hôpital docteur yi xool ko ne leen kii kat il faut ñu def enquête parce que dafa mel ni dafa am hémorragie interne ci dënn bi kon kii dañ ko dóor dafa recibir un golpe este chico ha recibido un golpe este chico ha recibido un golpe mooy signifier que ni sama waa ji dañ ko li ko rey du lu naturel am na luñ ko dóor ci dënn bi wala am na lu dal ci dënnam loolu la autopsie bi génne nag ñun dañ ci jëloon contact ak consulat bi woote nañ fa ay responsable ñu wax ñu ne ñu consul bi mi ngi ci waaye ndax mën ngeen a comprendre ne depuis ñeenti weer corps boobu mi ngi ci frigo yi hôpital yi consulu Sénégal bi nekk Madrid jéemu ca dara man bërki démb lañ ma ko wax sama yaram dafa daw pour man dem naa Espagne def fa 40 jours ba ñibbi si Sénégal bañ korité ba pare ba bërki démb laay wax ak sama benn copain bu nekk Valence mu may wax ne ma booy Aba ba léegi mi ngi fii ci Tiruwaali gars yi war nga cee wax man daf maa bett suñu autorité consulaire yi ak suñu ambassade yi yàlla mi ma tiim xam na ne bu leen àqi moodu yi dalee billaahi deegu ñaaw la ñuy dee suñu consul yi laa la wax ak suñu ambassade yi bu leen àqi moodu yi dalee deegu ñaaw la ñuy dee naka la doomu Sénégal mën a génne àddina ku def 17 ans au Espagne 17 ans mësta ñibbi yàlla mayu ko mu ñibbi mu faatu ginnaawam ay waajuram gisuñu ko doomam ju mu amoon ci Sénégal gisagu ko 17 ans nga faatu ñu denc la ci Tiruwaari Valencia yee Espagne consulu Sénégal mënul déplacé wu Madrid 300 kilomètres dem lijjanti corps bi jébbal ko ay mbokkam vraiment suñu autorités yi vraiment ñoo ñàkk jom dañuy merloo nit dañuy saagaloo nit parce que yow sa xol day bon da ngay egg à un niveau sa xol bi dafay dagg ba ngay bëgg a saaga parce que da nga naan lii ay nit duñ ko def da nga naan lii ku nekk nit doo ko def comment se fait-il que un Sénégalais gaañu nekk Valence depuis 4 mois ñu wax ko consulat wax ko ambassade lu autorité espagnole yi wax leen seulement lu dul ne dafa recibir un golpe ci becco bi kon am na hémorragie kon kii déegi du naturel am na luñ ko dóor ci dënn bi waaw loolu buñ ci defee enquête ba pare nit ñi dajaleel nañ ko lu ko yóbbu Sénégal waaye consulat bi duñ dem ñu fexe bañ jox leen corps bi ñu yàpp ko ci avion indil ko waa këram yi nga xam ne 17 ans ngi nii gisuñu ko tam faatu seen ginnaaw est-ce que xam na li ngeen wax yéen moodu yi laa wax pour ngeen xam gaañu ñàkk gin nu ñàkkal fayda yéen moodu yi gin leen ñàkkal fayda nguurug Sénégal ak Macky Sall gi ngeen xam ko ngeen xam ne liñ leen di wax du ay invention c'est la triste réalité ku ci nekk na nekk ci powu Aba mii dee tey ñeenti weer nga dee ko def 17 ans bitim réew mosoo ñibbi sa waa kër mosuñu laa gis ñu jël sa corps bi bàyyi ko ci tiroir yi foofu ñu koy glacé vous croyez que ça c'est normal vous croyez que l'ambassadeur du Sénégal a quelque chose à foutre à Madrid il n'a rien à foutre là-bas
vous croyez que le nouveau consul dàqoon nañ Mokhtar Ba man ma jàpp ne sax oui incompétence am moo tax ñu dàq ko indi fa un nouveau consul là le nouveau consul qu'est-ce qu'il a à foutre à Madrid consul bu bees bi laa wax ak ambassadeur bi l'ancien général là chef d'état-major général des armées boobu ñu yóbbu Madrid mais qu'est-ce qu'il fait là-bas su fekkente ne bi mënul déplacer wu 300 kilomètres mu dem génne benn doomu Sénégal bu dee mat na 4 mois ci trois yi hôpital yi li moo tax nit ñi di leen wax li ñu leen di wax li moo tax nit ñi di leen yàq lu ne li moo tax des fois gars yi leen di saaga ndey on les comprend li moo tax ñi leen di saaga ndey on les comprend man je ne peux pas insulter mais j'arrive à des moments yoo xamante ne bi lu raw insulte sax bu ma leen ko mënoon def dama leen koy def mais doo xam qu'est-ce qu'ils font lan mooy seen liggéey ambassadeurs yi lan mooy seen liggéey les consuls maa ngi lancé appel Macky Sall njiitu réewu Sénégal sa consul yi ak sa ambassadeurs yi xamuñu dara Macky Sall say consul ak say ambassadeur xamuñu dara gis nga rationalisation bi muy wax beboo na leen tëj ñoom ñëpp te bàyyi fa association yi man li may ñaan léegi nañ tëj léegi ambassade yi ak consulat yëpp nañ leen tëj te bàyyi association yi rek ñu liggéey ndax association yi sax ak daayira yi ña ngay dajaleen moo di ñoom lu ñu leen yóbbu Sénégal ñoom mën nañ ko association yi ak daayira yi mën nañoo dajale lu yóbbu moo di Sénégal te ñu tëj ambassade yi ak consulat yi benn njariñ amuñu ko fa benn maa ngi koy yëgal Macky Sall yéen ay service secret yéen renseignements généraux yi ñuy seetaan yéen ñi nga xam ne mbokki Macky Sall leen xamal leen ko ne ko am na sénégalais bu tudd Aba faatu na mat na 4 weer def na 17 ans Europe mësta ñibbi si Sénégal ñi ngi ci turwaali Valencia yee ñu bàyyi ko fa consul bi jéemu ci dara ambassadeur bi jéemu ci dara seen rôle nag xawma kon lan lay jariñ waaw loolu rek laa bëggoon préciser d'abord ci Aba moomu nga xam ne suñu xarit la yàgg nañoo nekk ak moom yàgg nañoo ànd ak moom ci Valencia mu taxaw fa lu nit ñu baree bari doon fa ancien ci ñu baree bari dimbale gaa ñu baree bari ma bëggoon dikk nag ci Oxfam ONG la comme yeneen i ONG Oxfam yi nga xamante ne bi Oxfam ak ONG yi nekk Sénégal di liggéeyal góor jigéen dafa bari Jamra nag dégg naa ko démb mu naan Wally Seck xamu ci dara du dëgg xawma luñ ko jox xawma luñ ko wax waaye waa jooju nekk Jamra te daan ko xeex taxaw naan Wally Seck xamu ci dara c'est pas vrai man maa la ko wax yow Jamra c'est pas vrai Wally Seck xam na bu baax li mu def xam na bu baax a baax lu mu def du dëgg waxuloo dëgg xawma nag lan lañ la def xawma fan lañ la jaar yow xawma lan kiy Gueye Jamra yow Gueye Jamra xawma tur bi laa xamut yow Gueye Jamra mi wax ne bu fekkee yaa ko wax sax d'abord balaa ma laa tooñ li ma liir su fekkee yow yaa wax ne Wally Seck xamu ci woon dara c'est faux li nga wax amut xam na bu baax li muy def dañ leen di fay foo ngeen bàyyi sénégalais yu ngeen di nax bàyyi leen sénégalais yu ngeen di nax ONG Oxfam ak yeneen ONG yi il travaille pour les homosexuels ñun ñi nekk bitim réew xam nañ ko on le sait xawma nan Matar Gueye la yaakaar naa su ma juumul Matar Gueye Jamra bu dee yow yaa wax ne Wally Seck xamu ko woon du dëgg xam na ko bu baax lam def ONG boobu dàq na Elimane Kane gis ngeen ko Elimane Kane lu tax ñu dàq ko directive lañ jot ñoom ONG bi ne léegi dee leen promouvoir góor jigéen biir Sénégal na ngeen fexe ba góor jigéen yi di occuper ay fonctions est-ce que xam ngeen li ma stratégie góor jigéen yi fi ñu toll nii à part message yu ñu xam leen ci Sénégal léegi seen stratégie mooy ñu occuper ay fonctions ci nguur gi maanaam doon ay directeur doon ay ministre
doon ay chef d'agence doon ay banquier doon ay loolu mooy stratégie góor jigéen ñi fi mu toll nii. Elimane Kane boobu ñu dàq mais bu leen yaakaar ne dañ ko dàq ci zéro. Elimane Kane sénégalais la pourquoi ñu bëgg a taxaw Mame Matar Gueye naan day défendre Oxfam parce que boo demee Oxfam daf ko financé moom tamit parce que yor na moom it association. boo demee ONG Jamra li tax muy défendre Wally Seck dañ koo mosal moom it ci financement yi il est obligé mu défendre Wally Seck. loolu laa wax Mame Matar Gueye ONG Jamra yow mi daan xeex loolu est-ce que ONG bi nga xam ne mooy Oxfam gisewul ak yéen commencé leen a financer parce que il faut ngeen xam gars ñi dañoo intelligent. ay waay Sénégal li ñu war a xam bari na li ñu war a xam bari na moo waxaat ko mu leer Oxfam dañoo yeewu. ONG yu liggéeyal góor jigéen duñ toog premièrement nii rek di ñëw di siiwal daan ne góor jigéen la ñuy liggéeyal kon ñu dàq leen fi. dañuy jaar ci ay jëf yu baax il faut ngeen xam intelligence bi ñuy demee ñoom dañuy jaar ci ay jëf yu baax maanaam dañuy financer ay daara dañuy financer ay taalibe dañuy jàppale ay hôpital dañuy financer état dañuy financer musiciens yi dañuy financer stars yi dañuy financer làmb ji dañuy financer fu bare ci Sénégal ci ay jëf yoo xam ne jëf yu baax la wante jëf yu baax yi li ko lal ci suuf mooy dooleel góor jigéen. gars yi nañ dem ak intelligence s'il vous plaît gars ñi nañ dem ak intelligence s'il vous plaît. La stratégie de l'Oxfam c'est de financer les minorités daara yu ndaw yi wala ñu fekk benn xale boo xam ne dafa lakk ñu ne Oxfam faj na ko bu ko defee ñu ne Oxfam de def na jëf ju rafet Oxfam de def na jëf ju baax ndekete Oxfam ci boppam li ko lal à part jëf yooyu muy jëf pour poudrer ko kanamu sénégalais yi la waaye dëgg-dëgg li ko lal mooy ak ngóor jigéen. ay waay Sénégal yeewu leen ay waay nit ñi waxuñu ci ngelaw li waxuñu inventé wuñ li ñuy wax ay waay bëgguñoo siiw pour wax li ñuy wax siiw nañ ba pare ay waay liñ leen di wax lu leer la. lu leer a leer la ngir yàlla déglu leen ñoo xel ngir yàlla déglu leen ñu ak xel waa Sénégal waxe wunu sunu bakkan Oxfam góor jigéen ñi la joxe directive ne bépp poste boo xamante ne bi poste bu am njariñ la mooy deuxième stratégie bi poste bu am njariñ ci réew mi stratégie bi actuellement mooy ñu fexe ba góor jigéen ñi occupé ko. Wally Seck xam na bu baax a baax lu muy def. maa ngi jégalu waaye dafa am ku ma doon woo da ngeen di xam ne Oxfam ONG la boo xam ne Wally Seck mii yàggut a liggéey ak moom du moom rek. liggéey naa ki mouvement liggéey naa ki ONG xam leen loolu c'est comme ça. Fatoumata Danso gis ngeen Elimane Kane doomu Sénégal la. Elimane Kane doomu Sénégal la dañ ko dàqee Oxfam lañ ko dàqee ci direction ba dàq nañ 5 personnes yi ñu dàq yépp dañoo bañ a promouvoir góor jigéen moo tax Oxfam dàq leen. Oxfam seen direction bi nekk fii au niveau de Dakar dàq na 5 personnes yi mu dàq yépp dañoo bañ a promouvoir góor jigéen moo tax ñu dàq leen. li ñuy wax du ay caaxaan mbokk yi Oxfam góor jigéen ñi lay liggéeyal. passé na complicité Rokhaya passé na complicité gouvernement bi moom moo ne lëj ci biir gouvernement bi moo leen ubbil bunt yi. responsabilité gouvernement bi kenn waxaale wu ko parce que ñoo ubbil Oxfam bunt yi ñoo leen ubbil bunt yi. Oxfam suñu ñemee taxaw sax di répliquer gis ngeen cool bi mu jógee Oxfam lu mu wax dafa ne carrément dafay continuer de défendre góor jigéen ñi loolu la wax. il faut ngeen xam stratégie gaañ yi. Matar Gueye Jamra nag laa wax su fekkee yow yaa taxaw nga wax ne Wally Seck xamu ci woon dara yow Oxfam am na fu mu jaar ak sa ONG yow noppiloo nañ la yow. loolu na ngeen ko xam
Matar Gueye laa wax bu mu fi jaay kenn xel mu xel fii ñun ñii danoo dem ba dikk xam nga nit bu dem ba tukki ba ñëw ñaar fu ne mënoo koo nax ñi ni nax mooy ñi xamul dara mais ñun xam nañ lii ñuy def yëpp lii ñuy tramé yëpp xam nañ ko. Gouvernement Sénégal moo ubbil ONG yi buntu pour préparation psychologique wu ak ngóor jigéen fii ci Sénégal point loolu mooy la conclusion. Le gouvernement du Sénégal ñoo ubbil ONG yi ay buntu pour ñu développer def préparation psychologique bi Macky Sall la waxoon ca référendum ba ci les nouveaux droits ak ba mu waxee ne les Sénégalais ne sont pas prêts psychologiquement pour admettre góor jigéen actuellement nous sommes en phase de préparation psychologique waaw foofu lañ toll. préparation psychologique boobu moo tax ay artistes la ñuy jël wala ñu jël ay ONG wala ñu jël ay mouvement de rap wala ñu jël ay mouvement citoyen suñu demee ba ci biir ba xóotal ba am ñoo xam ne dégg naa seen làmmiñ dinaa leen wax ñi Oxfam financé ci Sénégal. am na ci ñoo xam ne ñoom rek laay déglu bu ñu ubbee seen làmmiñ dinaa leen wax fañ jaar ak Oxfam li leen jox te ñoo ngi taxaw di wanewu naan ay modèle lañ ci Sénégal te duñ modèle kon nañ tëj seen làmmiñ. nañ tëj seen lam bari na ñoo xam ne ñu ngi ubbi seen gémmiñ instant bi di wax Oxfam financé na leen ba tàyyi financé na leen ci action yu baax d'accord waaye lam jublu ci financement action yu baax yooyu mooy c'était pour s'implanter au Sénégal ba dëgër fi gis nga booy doon a ñëw ci réew te bëgg faa def ak mbon da ngay def ay financement jëf yu baax di def financement jëf yu baax ba dëgër fa boo demee ba dëgër fa jël doomi réew ma teg leen fa ñu lay liggéeyal nga camoufler lépp nit ñi yaakaar ne jël nga doomi Sénégal ñu ngi lay liggéeyal tu as une bonne assise maintenant nga door a dérouler nag sa plan d'action. ay waay gars yi yeewu leen ay waay la stratégie gars ñi xam nañ ko xam nañ ONG yi ni ñuy liggéeyee Save the Children nag ay Sauver the Children nag ay Oxfam ak ñooñu ñëpp promotion wu góor jigéen la ñuy def wallahi loolu la ñuy def wallahi loolu la ñuy def de képp ku leen ci défendre nag ma Matar Gueye ak ma Samba ak ma Demba laa ceemale lekk nga ci xaalisu Oxfam wala lekk nga ci xaalisu Save the Children ba tax na mënoo ubbi sa gémmiñ nga naan waa lii de xam naa dajee xamutoon dara ni c'est faux du dëgg c'est pas vrai ay waxi kasaw la yamul nag ci Wally Seck de musiciens yu bari si ponkali musiciens yi ay baayam sax Oxfam financé na leen ay baayam sax tëgg nañ ay concert il faut ngeen xam ko damay bañ nit ñi yaakaar ne man dama acharné wu ci Wally Seck wala moom rek laa jël di ko stigmatiser déedéet romb na Wally Seck man li may wax dépassé na Wally Seck du niveau wu Wally Seck romb na ko yegg na ba ci Youssou Ndour yegg na ba ci baayam Thione Seck ñu ci bari ci artistes yi fii ci Sénégal Oxfam financé na leen ñu def promotion wu góor jigéen way si ñu bari laa wax ba ci Youssou Ndour laa wax Oxfam financé na ko mu def promotion wu góor jigéen way bëgg gi Wally bëgg xaalis nag kut ko kut daar te xam ne xaalis bi mu bëgg ak empire ñoom bi mu bëgg jamono ji way yi CD yi mënu leen koo jox mbalaxum Sénégal mi mënu leen koo jox moo tax ñu lëkkaloog ONG yi booy Wally Seck dafa bëgg nekk star planétaire boobu mu bëgg a nekk su fekkee liggéeyul ak ONG yi su fekkee lëkkaloowul ak ñoom yenn somi xaalis yi mënu koo am ci ay CD yi da ngay wooy ba mu jeex sa waay 2 millions ngay am wala 3 millions sam waay mais 100 millions 200 millions 400 millions ay ONG ñoo la ko mën a jox te ONG yi buñ la koy jox da ngay wax wéy ci seeni waaw ay waay Sénégal ubbi leen seeni bët Cheikh maa ngi ñëw ci Aliou Sall lu ci nekk point la Cheikh Ousmane Cheikh Tawhid xaw ma Ousmane Cheikh Tawhid yow da ngaa yàkkabte Aliou Sall mais maa ngi ñëw pareegu ma de maa ngi ñëw bàyyi ma terminé ci Wally Seck ba pare ak góor jigéen ñi ci Sénégal gii waaw man bëgg naa Wally de damay déglu musique am de yàlla xam na ko yàlla mi ma tiim xam ne bari ki démb live boo xam ne bu ngeen ma seetaanee moom laa défendre devant Youssou Ndour ne ko ne Youssou Ndour
retraité nga bàyyi Wally Seck mu dem jamono ji mooy staru Sénégal man défendre naa Wally Seck ba tàyyi ci samay live waaye duma nangu ñu koy utiliser di ko def ab genre bouc émissaire pour muy propagandal góor jigéen ñi ci Sénégal duma ko nangu. na ngeen xam ne gouvernement Sénégal mooy complice bi ñooy complicité wu ànd ak ONG yi ñoom ñooy ñi nga xamante ne bi gouvernement du Sénégal ñoom ñoo ubbil buntu ONG yi ba ñu ñemee def propagande bii ñoo ubbil buntu ONG yi may leen ndëgërlaay ba jamono ji ñuy wax ak yéen ONG yi fii ñu toll nii am nañ ndëgërlaay goo xam ne léegi dañuy imposer seen ak ngóor jigéen. yéen ñi nekk bitim réew laay laaj concubinage am na bitim réew ndax Mansour mañ li may wax nii lu am solo la mañ wallahi lazim garder leen ko comme archive. concubinage takk ñaari jabar amul bitim réew ku ko fa def ñu tëj la kaso wala déet am na wala amut li may wax Rahman Fatoumata Cheikh Ndiaye dama ne bitim réew ku fa takk ñaari jabar ñu tëj la ci kaso bi waa ñun suñ diine may ñu ne ñu war nañoo am ñaari jabar bitim réew suñ fa demee seenam réew ñu ne ñu ko fi takk ñaari jabar ñu tëj la ci kaso bi ñun Sénégal ñuy nangu ñoom ñu ñuy importer seen góor jigéen ñun ñu di ko nangu. pourquoi ñun ñu war a nangu ñoom tubaab yi seen culture góor jigéen ñu nar ñu ko imposer ñun Sénégal te ku ci bëgg a takk ñaari jabar Sénégal ñu tëj la ci kaso bi bitim réew. waaye yéen Sénégal vraiment nit ñi nag mais ñun nag buñ xalaatut nag bu fekkente ne bi ñun nag buñ xalaat ñun ay bàyyi ma lañ rek waaw. ñun bu fekkente ne bi ñun duñ xalaat ay bàyyi ma lañ dégg ngeen bu baax li ma leen wax dama ne ñaari jabar ku ko ci takk bitim réew ñu denc la ci kaso bi waxuma la ak ñett nag ñaari jabar ku ko takk bitim réew ñu tëj la waaw. waa léegi boo amee ñaari jabar ñu tëj la bitim réew ñun Sénégal ñun ñuy nangu ñun ñu ñuy indil góor jigéen fii ci sunu réew c'est parce que Macky Sall moo ko nangu. oui c'est parce que Macky Sall moo ko nangu bu ngeen demee Gambie léegi soirée góor jigéen ñi ña nga fa biñ dàqee Yaya Jammeh jële ko fa léegi góor jigéen ñi am nañ droit def ay soirée Gambie Adama Barrow oui waa léegi ñun Sénégal léegi suñ culture ñun ay jullit lañ ñun yàlla may nañu ne ñu takk leen ba ñaar ba ñett ba ñeent waa ñun loolu bu ñu ko defee bitim réew ñu porté ñu plainte ñu tëj ñu kaso góor jigéen délit la war a doon fii góor jigéen ku ko fi def délit la dañ ko war a def délit parce que ñoom tubaab yi ñu ngi protéger seen réew ba kenn du fa am ñaari jabar ñoom tubaab yi bu ngeen demee bitim réew kenn du fa takk ñaari jabar ku ko fa takk ñu banque la ci kaso bi dañ ko def loi directive voté ko assemblée nationale du Sénégal fii tamit dañoo war a def loi voté assemblée nationale du Sénégal ne ku fi def góor jigéen ñu banque la ci kaso bi suñ ko deful ñun matuñu waaye suñ ko deful nag matuñu nag Rahman ca dëgg-dëgg waaw loolu la booy Wally Seck nag moom moo xew fi ñu toll nii moom la ñu jox liggéey bu salte boobu mu def ko na Sénégal yëpp xam ne def na liggéey bu salte def na liggéey bu bon te doomi jullit du ko def te dinañu ko dénoncer jusqu'à la dernière énergie mënu ci dara Gambie gee ñu dàq Yaya Jammeh bunduxataal biñ ko bunduxataal ba génne ko na ngeen xam ne pour dooleel fa góor jigéen ñi la jamono ji ni wax ak yéen Gambie soirée góor jigéen ñi c'est légal ñi nekkoon Londres góor jigéen ñi nekkoon Londres ñëpp daw nañ léegi dellu Gambie di def seen ay soirée kon dañ doon xeex Yaya Jammeh ne dictateur la da doon violer nit ñi gis ngeen liñ defoon Laurent Gbagbo Sénégal Afrique ñun Afrique li nu dese bari na gis ngeen Laurent Gbagbo kañ la ñuy door a xam 10 ans 15 ans après atte nañ ko ne ko defoo dara CPI cour pénal international lañ ko yóbbu yàqate réewam ray ko teg fa Alassane Ouattara parce que bokkoon na ci ñi doon xeex franc CFA mbokk yi africains yi ubbi leen seen bët yi ay waaye africains yi nan leen xalaat ñun ñëpp liñ leen di wax ay lu leer la
xool leen Côte d'Ivoire Brest la Laurent Gbagbo tey atte nañ ko tribunal international cour pénal international bàyyi nañ ko nee nañ ko defoo dara. léegi Alassane Ouattara mañ fa tegoon pour seen politique gu franc CFA bi ak ressources naturelles yi ak politique bi ñu bëgg ñu defal leen ko la. Yaya Jammeh tamit xeex nañ ko ba jëlee ko fi ba indi Adama Barrow góor jigéen ñi nekkoon Londres ñëpp ñibbi nañ léegi Gambie. Sénégal gii nag fay nañ Wally Seck waaye du Wally Seck dong moo ko fi njëkkee bari na artiste bari na ay mouvement yu nekk fii tey di wax bari na ay mouvement yu nekk fii tey di wax Oxfam ak Save the Children seen xaalis lañ yor di koy dundee weer wu dee te entreprise yooyu li tax ñuy financer ñooñu pour mbubboo leen pour mën a toog ci réew mi la ba mën a dérouler seen programme nag mooy actuellement prochaine étape yi ñu soxla mooy ay directeurs yi góor jigéen ministres yi góor jigéen premier ministre yi góor jigéen ay président ay DG ay chef d'agence ay enseignants ay médecins ñooñu lañ bëgg léegi élitu Sénégal bi élitu Sénégal jamono ji ordre bi nga xam ne moom la Oxfam joxe ordre bi mooy élitu Sénégal bi doon ay góor jigéen bu élite bi doonee ay góor jigéen rek danañ mën a yóbbu projet de loi bi à l'Assemblée nationale. ay waay yéen kilifa diine yi yéen ñi nga xam ne yéen ay dund diine yéen ñi nga xam ne yéen ay bëgg valeur yéen ñiy xeex seen culture waaye xeex bu mag baa ngi nii de loolu rek laa leen bëggoon a wax di leen fàttali ne ku ci dem bitim réew boo fa takkee ñaari jabar dee ci kaso bi waaye ñun nag mën nañoo doon ay jaam wala ay xaj wala ay nag yoo xam ne bu leen neexee ñu indil ñun seen jëf ju bon ji ñu di ñu ko indil ñun ñi di ko accepter. ñun Sénégal ñun Afrique mën nañoo accepter ñun culture tubaab bi waaye tubaab bi moom du accepter mukk suñ culture. du accepter mukk suñ culture. Amar Thiam góor jigéen du tayeef seen naat kii ak yooyu grawul waaw du tayeef mais dama ne lu tax Omar Thiam ñun nangu lu ñu takk ñaari jabar bitim réew France ge waa France lu tax nangu ñu takk fa ñaari jabar lu tax waa léegi ñun ñu bàyyi leen ñoom ñu ñëw def seen powu góor jigéen fii ñu di ko nangu. Gouvernement Sénégal ñoo leen ubbil bunt bi te nañ leen freiné ku ci gisu góor jigéen dóoral ba muy bëgg a dee bu leen ko nangu ñu ko bitim réew de duñ nangu nag ñu jël seen ak mbon di ñu ko sànni ñun ñu am suñ culture ñu nañu du fi duma leen maa leen ko wax xeex leen ak ñoom rayante leen ak ñoom defante leen ak ñoom ngir seen réew bu leen ci xaar gouvernement de ndax Macky Sall politique am fi ñu toll nii mooy ubbil góor jigéen ñi bunt balaa moo dem parce que loolu la diggee il faut ngeen xam ne loolu la diggee ubbil góor jigéen ñi bunt balaa moo dem loolu la diggee waaw ma ñëw ci Mansour Faye Saint-Louis damay jaar ci moom rek waaye li ma wax c'est dans le cadre général statut Faidherbe bi maa ngi ci doon wax temps yële daaw laa ci doon wax statut Faidherbe fii la daanu ñu monté waat ko Mansour Faye fayaat ñu defaraat beneen statut bu gën a rafet Faidherbe war naa am statut fii ci Sénégal te ray plus de 20 000 sénégalais ndax yéen waa Sénégal war ngeen a nangu ku ray 20 000 sénégalais ñuy def statut am di ko jaamu ca Saint-Louis ba tey ndax yéen war ngeen a nangu loolu waa Sénégal li may wax maa ngi nii nëbbatuwuma dem leen ci archive yi bës leen Google man lépp lu ma leen di wax fu wér laa ko teg waxuma ci waxu kasaw inventé wu ma ay wax dem leen Google ngeen tàppe rek bu ngeen demee Google ngeen tàppe ngeen tàppe Iba Der Thiam statut Faidherbe dem leen rek ngeen tàppe loolu di ngeen gis Iba Der Thiam historien xamal leen ne Faidherbe rey na plus de 20 000 sénégalais en 8 mois 20 000 sénégalais statut boobu tey Faidherbe moomu tey moo yor statut ca Saint-Louis Faidherbe moomu tey moo yor statut ñu koy tudde ay yoon ay avenue Faidherbe ci Dakar mu am statut tey bu ngeen demee bitim réew bu ngeen demee Europe tey jii bu ngeen demee Europe yéen ziar naa leen yéen ñëpp de bu ngeen demee Europe Franco ak Hitler da ngeen na gis seen benn statut ci mbedd mi
ndax da ngeen a gis statut Hitler yéen ñi nekk bitim réew laay waxal 3 millions sénégalais wala 4 millions ñu ngi bitim réew. ndax da ngeen a gis statut Hitler ci France wala ci Allemagne wala ci Espagne yéen ñooñu nekk Espagne ndax da ngeen a gis statut Franco bërki dem boo njaay fi ñu rob Franco barab biñ ko fa rob sax nee nañ waruñu faa rob fu ku mel ni moom ndax ab raykatu nit la dañ ko faa loqatee génne ko pour yóbbu ko ci beneen barab boo xamante ne bi fa la ñuy teg personne simple yi. waa nit ñooñu di def loolu tubaab yi ci seen bopp anciens yi nga xam ne ay criminel lañ woon toroxal nañ seen askan yi ay dictateur lañ woon ay raykatu nit lañ woon seeni tur dañ koo effacé ci mbedd yi statut yi ñu leen amoon dañ koo dindi daaneel ko barab yi ñu leen roboon sax dañ leen faa loqatee yóbbu leen ci barab yi nga xam ne fa la ñuy denc personne simple yi ne kii du matul kilifa ndax dafa def ay massacre. waa ñun Sénégal Mansour Faye statut Faidherbe ba daanu de ñu ne woon dañ koy daa bàyyi noonu mu jël ko sampalaat ko tubaab yi di tudd ay rue Carnot avenue Faidherbe rue Jean Jaurès rue te ñooñu ñëpp ils ont commis des massacres ci seeni jamono fii ci Sénégal. avenue Georges Pompidou William Ponty ñooñu ñëpp laa leen wax ils ont commis des massacres dans ce pays koo ci seet rey na junni ñaari junni ñeenti junni doomi sénégalais rey nañ leen tey ñooñu ñoo am ay tur ci mbedd yi ñooñu ñoo am ay tur ci université yi ñoo am ay tur ci statut yi. Sénégal jeunesse bi bëgg leen seet doo xam looy wax yow doo xam looy wax parce que tu en arrives là da ngay toog da ngay xool ñombe yi ci Sénégal tu t'en arrives là. naka la ñuy mën a amee ay statut Faidherbe ay avenue Faidherbe ay Jean Jaurès ay nangam alors que ñooñu ñoo rayoon sun maam yi pourquoi ñu leen di tuddee ay statut pourquoi ñu leen di tuddee ay tali ak ay mbedd. Sénégal amagul président am de mbokk yi bilaay Sénégal amagul président am Sénégal mi ngi toog di xaar président wu Sénégal mi ngi toog di xaar. président wu Sénégal mi ngi toog di xaar comment ça veut dire que Mansour Faye se permet di sampaat statut Faidherbe di ko pentiraat ba mu gën a rafet ci Faidherbe ray 20 000 sénégalais Faidherbe mais tey ñuy jaamu Saint-Louis Mansour Faye Faidherbe ma muy jaamu Saint-Louis ray na ñaar fukki junniy doomi Sénégal. Iba Der Thiam a ko wax archive nationale Iba Der Thiam a ko wax archive nationale ñu dolli ci ne. avenue yu bari yi ngeen gis Sénégal yëpp ñu tuddee ko avenue Georges Pompidou di neexal avenue Faidherbe Joseph Correa di gën di neexal turi tubaab yoo xam ne yow ñoo toroxaloon say maam ñoo ñàkk jom ñun ñoo ñàkk jom ñun ñoo ñàkk jom buñ amoon jom du ñu jël suñuy mbedd ak suñuy statut ak suñuy tali di ko tudde ay tubaab ñun ñu ñàkk jom lañ waaw maa ko wax. amuñu njiit nag parce que amuñu njiit yu am fulla njiit yin am ay mbindaani tubaab yi lañ njiit yin am nii ay mbindaani tubaab yi lañ Ablaye Wade sax a ci tane woon gis nga ñeenti président yin am Ablaye Wade dong nga ci tane nag Ablaye dong nga ci tane de moo ci amoon fit moo ci ñeme woon a wax moo ci indiwaatoon suñuy valeur yeneen président yin am yépp ay mbindaani tubaab yi lañ na ngeen ko xam ay mbindaan yi tubaab yi lañ mbindaan mu leer nañ vraiment sénégalais yi jot na ñu réfléchir at daal Aliou Sall nag pétrole bi suul gaz du ko teree feeñ suul pétrole du ko teree feeñ bërki démb responsable COS Petrogaz kuréel gi nga xam ne Macky Sall moo ko fi teg kuréel gi nga xamante ne bii Macky Sall moo ko fi teg mooy COS Petrogaz responsable ba nee na 250 millions de dollars yi am na kon ñi ngi continuer di nangu rek 146 millions yi waxoon nañ ne kii Alaaji Kase ñëw ne am na 420 milliards yi dañ ko doon weddi mooy li ci Frank Timis am
léegi nangu nañ ne am na ndax Moustapha Diakhaté wax na ko. léegi 250 millions de dollars yi BP fay léegi directeur u COS-Petrogaz kuréel gi fi Macky Sall teg actuellement nangu nañ ne 250 millions de dollars yi BP fay na ko anamu. li ñuy wax mbokk yi du ay caaxaan du ay sos dañu ne COS-Petrogaz dem leen ngeen vérifier seen internet man lu ma leen wax rek tàppe leen Google lu ma leen wax rek tàppeel Google rek nga dugg nga xool boo duggee nga xool rek nga gis li ma la wax. directeur u COS-Petrogaz admettre na nangu nañ ne BP fay na 250 millions de dollars à peu près 140 milliards CFA 140 milliards CFA moom BP fay na ko Franck Timis waa BP su fayee Franck Timis 140 milliards ci 30% kon kay 60% yi Franck Timis jaayee Cosmos yeneen 60% yi 280 milliards la 280 milliards plus 140 milliards ça fait 420 milliards mooy 400 milliards yi Moustapha Diakhaté di wax. Moustapha Diakhaté du n'importe qui. Moustapha Diakhaté était le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar président groupe parlementaire député yépp nga nekk seen chef nga xam ne yow chaque jour que jëfee yaa ngi bureau présidence yéen a ngi waxtaan chaque jour. Moustapha Diakhaté du n'importe qui nekkoon directeur de cabinet président de la République directeur de cabinet président de la République du ay caaxaan sama wax dossier bu jaar ci dëkk bi jëm ci président de la République ci sa loxo lay jaar yow yaay homme de confiance au président de la République yaay le nouveau homme fort du président de la République. waaw Moustapha Diakhaté moomu nekkoon directeur de cabinet président Macky Sall nekkoon président du groupe parlementaire nee na Franck Timis empoché na plus de 400 milliards Macky Sall waru ko woon a jox signature bi. oui Macky Sall waru ko woon a jox signature bi Moustapha Diakhaté wax na ko te moo nekkoon le directeur de cabinet du président de la République nee na 400 milliards. Franck Timis waru ko woon a empoché kon ñun suñuy 400 milliards war nañ koo laaji ni gaañi di laajee seen 400 milliards ngeen war a laaj waru leen a laaj 400 000 Franck Timis nañu jox suñuy 400 milliards. maa ngi leen di ñaan nouveau slogan bi bind leen ko ci internet bi génne leen ko le nouveau slogan c'est Franck Timis donnez-nous nos 400 milliards. c'est pas Aliou Sall donne nos 400 000 Aliou Sall lim ci mos moo tax ñu koy laaj 400 000 mais Franck Timis il doit nous rendre nos 400 milliards. Franck Timis du kenn c'est un délinquant économique un voyou ñu koy signaler di ko jox décret mu koy jaay di ci am 400 milliards. mbokk yi li ñuy wax du ay caaxaan mbokk yi li ñuy wax lu leer la lu leer nañ la te du suñuy waxi ñoom ci seen biir la bu ngeen déggee Aliou Sall barki dem ndeysaan mu naan ñi may xeex ñu ngi ci palais bi non ñi lay xeex nekkuñ ci palais bi. yàlla ci boppam moo leen di feeñal da ngeen a wor Sénégal forcé nguur gi foqati ko nangu ko yàlla di leen won benn par benn di leen duma te suñu loxo laalu leen. moo tax Idrissa est très intelligent Idrissa am na baatin fi mu toll nii ñu ngi leen di duma te loxo kenn laalu leen ñoom ci seen bopp ñi ngi dumante ci seen biir. waaw ñoom ci seen bopp ñi ngi dumante ci seen biir. El Hadj Kassé kay ku ci nekk xam ne mooy conseiller spécial au président ci wàllu communication Moustapha Diakhaté kay ku ci nekk xam ne moo nekkoon directeur de cabinet président. waa El Hadj Kassé su waxee ne Aliou Sall waxul dëgg recevoir na 146 millions pot de vin Moustapha Diakhaté ne Macky Sall wartoon na signé jox Franck Timis loolu la wax wartoon na signé jox Franck Timis ndax signature rek mu am ci 400 milliards du dëgg du yoon sunuy 400 milliards nañ ñu ko delloo. contrat yi nañ ko renégocier nañ ko foqati gis ngeen bu ñu leen wax naan leen mënuñu fee renégocier ndax Sénégal day fay lu bari alamaan déedéet du dëgg Ablaye Wade renégocier na fi Macky Sall mii renégocier na fi contrat yi ñu joxe pot de vin yi ñu ci mos moom lañ mënta delloo ndax buñ ko renégocier ñoom pot de vin yooyu ñu ci lekkoon danañ ko delloo loolu moo tax ñu ne duñu renégocier mais renégocier lu mën a nekk la ku ko ci waxoo dëgg. ñoom ñëpp rek laa wax la ko dala ci Macky Sall ba ci suuf ku fi wax ne kenn mënta renégocier contrat yi waxuloo dëgg li nga wax amul. ña ca mos ay pot de vin te bokk ci ñoom ñi nga xam ne mos nañ ci ay mbaquus yooyu ñu ca mos
moo waral ñemewu ñoo renégocier ndax bu ñu renégocier ñëleen ne leen delloo leen ñu suñuy mbaqus loolu dong la mbokk yi mais dañoo baraade alalu Sénégal ji dañ ko baraade. Diourbel gi Diourbel am pétrole ñu joxe ko depuis 2013 exploitation bi permis bi joxe nañ ko depuis 2013 Diourbel aar lu ñu bokk Diourbel day manifester samedi Diourbel joxe nañ pétrole am depuis 2013 man maa ngeeg contrat bi maa ngeeg décret bi 2013 lañ ko joxe. xamuñu nan lañ ko joxee yan condition lañ ko joxee AZ Petroleum miñ ko jox lan la war a def ci Diourbel bañ leen signaler contrat bi ñaata lañ joxe ci xaalis boobu ñu ko joxe ñu leen jox kan moo ko encaissé. mais ñun xam nañ li xew mbokk yi Diourbel laa wax am na pétrole am na gaz joxe nañ ko ñu ngi koy exploité AZ Petroleum la entreprise bi tudd. entreprise boobu bi mu signé am na lum joxe loolee mu joxe anamu kan lañ ko jox fan lañ ko versé ban loi de finances rectificative la jaar. Diourbel gi nga xam ne mooy seen suuf ñu jëlee ci pétrole boobu ñu war cee jëlee pétrole boobu ak gaz bi ana lan la ci am ci loolu. moo tax pétrole be gaz bi fépp la ne pétrole be gaz bi fépp la nekk. Diourbel gi tey maa ngi leen koy yëgal samedi bii di ñëw am nañu rassemblement devant la poste pour demander pétrole bi ñu joxe bu ak gazu Diourbel ci yan condition lañ ko joxe nan lañ ko joxe ban nébuleuse bi ci nekk ñaata lañ joxe ci mbaquus boobu ana luñ ci defal Diourbel. kon maa ngi leen profité pour yëgal leen ko ci li nga xam ne mooy aar lu ñu bokk bu Diourbel mi ngi xeex boo xamante ne bi non seulement intérêt Sénégal la mais intérêt Diourbel la aussi. Le colonel Sylla tuuti laa ci yow arrêt de rigueur ab colonel seeti benn sëriñam seeti ko ñu def ko arrêt de rigueur ndax sukk na ci kanamu sëñ Bass Abdou Khadre. moo tax ñi jàpp ne Macky Sall di nax murid yi nim nax gi mu leen di nax sax man daf may def ay ree non naxu leen sax xam naa ne mbaquus yi yàlla ma yàlla jéggal mbaquus yi ñuy joxe pour gis sëriñ bi moo waral lii yëpp dem gi Touba mbaquus ya doo nga bari waaye Macky Sall xam ngeen ne wartoon a dem Touba koo xam ne bi nga jëlee réew meeg léegi ñeenti weer a ngi nii faale woo waa Touba lijjanti woo leen dem France doxi say soxla doxi say yitte ba mu neex la depuis 4 mois nga doog a ñëw Touba naan sëñ bi waaw damaa nekkoon ci ay yitte bi ma faloo ba léegi damaa ne ci ay waaye yee moo tax ñëwuma fi non mbaquus yi donc moo tax fan yi mu dem mëntoon a dem Touba. dem Touba toog sëñ Bass mi doon wax sëñ Bass Abdou Khadre mi nga xam ne mooy porte-parole murid yi ab taalibeem di colonel Sylla sukkal ko raamal ko rek comme ñun murid ni ñuy sukkale suñuy sëriñ ñu ne ko arrêt de rigueur. kooku dafa faale sëriñ si te leen a faale nañ bàyyi nax yi ñu leen di nax waaw Abdoulaye Cissé bëgg naa la bu baax nañ bàyyi nax yi ñuy nax sëriñ si ñu di ko nangu. yow naka laay ñëwee di sukk ci yow te moment bi may sukk ci yow di la sujjootal colonel Sylla bi sujjootal sëñ Bass Abdou Khadre mi ngi ma wàcce loolu nu mu mën a ànde àndul loolu benn brèche la rek bi ma doon ubbi pour won gaañi te li may wax nii c'est valable ci murid yi c'est valable ci tijaan yi c'est valable ci ñaseen yi ak laayeen yi buñ leen nax yéen jeunesse bi laax buñ leen nax ci xalifa yi la ñuy dem xalifa yi ñoom gan gu leen wax war a seet si dinañ la ubbil dinañ la ñaanal dinañ la nàngam mais ñun ñoo war a xàmmee ñun ñoo war a ràññee ñun ñii ñoo war a ràññee sëriñ bi du ñëw naan ñu ràññee leen ñun ñii ñoo war a ràññee gaañi nañ dem ak intelligence s'il vous plaît. c'est pas le marabout qui va venir pour nous dire sëñ Mbaye Sy Mansour du ñëw mukk naan ñu ubbi leen seen i bët di xool sëñ Mountakha du ñëw mukk naan ñu ubbi leen seen i bët di xool xalifa Laayeen du ko def xalifa Ñaseen du ko def ñun en tant que jeune sénégalais ñun en tant que doomu Sénégal ñun ñoo war a ràññee xàmmee président bi nuy ji gam nuy ji sëriñ bi affaire am la waaye li nga xam ne mooy suñuy ressources naturelles gii mu pasaree jaay ko nañ ko lijjanti ñun ñoo war a dem ak intelligence sëriñ bi duñu ko wax. kon nit ñi taalibe yi yéen ñëpp nag laa tarixa yëpp a ci yam taalibe yi yéen taalibe yi ku ci nekk ak ka nga gëm bu leen xoolati Macky Sall mu dem seeti seen sëriñ yooyu
Macky Sall bu demee seeti sëriñ yooyu affaire am lay lijjanti foofu parce que tiit na jamono jii réew mi pétrole bi coow li rakam njombe yi ñu fi def muy wuti fu mu wéeru foofu mu wéeru nag bu ko neexee na dem ci kër sëriñ bi na ko ñaanal sëriñ bi na ko wax lu ko neex waaye ñun xam nañ ne kii defkatu tojaanga la dafa toje suñ pétrole moo fameem ak njabootam nañ ko fi jëlee loolu mooy mbir mi yow denc yow wàcce taalibe sëñ Bass Abdou Khadre le colonel Sylla yéen a ngi koy gis fan yii commandant 12e compagnie le colonel Sylla dañ ko def arrêt de rigueur dañ ko wàcce ndax lan sukk di raamal sëñ Bass Abdou Khadre bi mu ko seeti jee ñu ne un colonel ci loi militaire warta sukk di raamal kenn mais amul sëriñ xanaa mais ñun lan mooy suñuy valeur xanaa ñun tubaab yi seeni loi lañ war a topp rek ñun xanaa amuñu gëm-gëm ñun xanaa gëmuñu dara ñun xanaa texte yi nekk ci Sénégal yëpp texte tubaab yi la texte yi nekk ci Sénégal gépp a Sénégal rek xanaa texte tubaab yi la maa caaw mais ñun nañ toog nañ fori xool leen li ma fi wax lépp boobu ba léegi bi ma tàmbalee léegi lépp am relation ak tubaab bi xool leen li ma fi wax lépp bi ma tàmbalee ak léegi lépp am relation ak tubaab bi lépp su finalité ba rek tubaab bi la pourquoi ñun amuñu suñuy valeur personnelle pourquoi amuñu suñuy valeur propre yoo xamante ne bi ñun ci loolu la ñuy dund ci loolu la ñuy dox mais un colonel de l'armée am na sañ-sañu sukk ci kanamu sëriñam Macky Sall du da ngay sukk ci kanamu sëriñ bi say sëriñi daaka wala say sëriñi nangam da ngay sukk ci ñoom da ngay sukk ci kanamu sëñ Mountakha da ngay sukk ci kanamu sëñ Mbaye Sy pourquoi le colonel Sylla ne peut pas s'accroupir devant Serigne Bass Abdou Khadre dékk ko ay loxom mu ñaanal ko pourquoi pas ñu koy def arrêt de rigueur ba pare di won ne faale nañ sëñ Bass Abdou Khadre boo yaakaaree ne Macky Sall faale na la faale wu la bu la faale woon du jàpp sab taalibe yóbbu ko arrêt de rigueur ndax sukk gum la sukkal loolu il faut ñu wax ko toroxal réew mi nag lañ def yokk gi ñu yokk carburant beeg yokk gi ñu yokk lii yokk gi ñu yokk laa crise économique moo am ci Sénégal crise économique et financière na ngeen ko xam dañoo yoratul dara yoratuñu lu ñu fayee leb nañoo lebal avant élection yi déggu leen fi ne Macky Sall lebal nañ ko 8000 milliards ndax li may wax dama ko inventé s'il vous plaît avant élection yi déggu leen fii ñu ne ñu naxee leen ko ne Macky Sall lebal nañ ko 8000 milliards ana 8000 milliards yi waa 8000 milliards ci ñeenti weer mën na fee jeex waa li 8000 milliards yi li leen di won ne ay kàcc la 8000 milliards yi ñu waxoon ne lebal nañ leen ko ana 8000 milliards yi jeex na fi bañ nekk ci crise boo xamante ne bii mënuñoo fay entreprise sénégalais yi ci biir réew mi mënuñoo fay waa bitim réew ba waa banque mondiale ne leen yokk leen léegi dañoo daw dem wuti banque mondiale ñu ne leen du fi seen dette publique mat na 7000 milliards seen dette intérieure ëpp na 500 milliards waa ñun ci bor rek la ñuy dund banque mondiale ne leen léegi arrête ñu commencé yokk léegi fan lay feeñ ci poosu ménagère bi fan lay feeñ ci poosu population bi yokk carburant facture électricité yi da ngeen di toog rek gis mu commencé di yokk facture ndox yi da ngeen di toog rek gis mu commencé di yokk da ngeen toog léegi gis ñu yokk engrais bi yokk semence yi yokk lépp ci boutique yi waaw mais mbokk yi politique gu Macky Sall toroxal na Sénégal Macky Sall toroxal Sénégal jóge fi loolu la bëgg avant muy dem Macky Sall toroxal réew mi jóge fi avant muy dem loolu la bëgg mais crise économique bi am ci réew mi ñàkk gi am ci réew mi ñoom ñoo na ko teg ndax ñoo fi def ay investissement yu contre-productif Macky Sall moo fi def investissement yu contre-productif investissement yu amul njariñ investissement yu rentableul arène nationale jurul dara arénal jurul dara centre international Abdou Diouf jurul dara lële muy def jam ñaajo dëkk bu bees ba mu fay def di leb xaalis di ko def jurul dara terre baa ngi nii jurul dara tubaab yi la ko defal 30 kilomètres 1000 milliards nooy jëlee 30 kilomètres di ci def 1000 milliards te mën a defar train Dakar Bamako 600 kilomètres
600 kilomètres 1000 milliards yooyu su ko defoon ci 600 kilomètres léegi tey axe Dakar Bamako képp ku nekk ci yoon woowu commerce ba dox dëkk bi dox investissement am emploi am lépp am moo ko tey tubaab yi la defal 1000 milliards yi terre bi te terre baa nga nee na karaj taxaw ay waay mbokku Sénégal yeewu leen bala ñoo Macky Sall toroxal di dem yeewu leen bala mu ñoo toroxal di dem ngir yàlla ay waay yeewu leen bala ñoo Macky Sall toroxal ngir yàlla bu ngeen gisee mu bañ éco bi moo fi war a jëlee franc CFA bi xool leen actuellement monnaie bu bees bi Macky Sall dong moo ko bañ moom ak Alassane Ouattara fukki réew ak juróom nangu ko fukki réew ak juróom ñoo constitué CEDEAO du moins 13 yi fukki yeeg ñett ba ci Nigéria ak Ghana nangu nañ ba mu des Sénégal ak Côte d'Ivoire waaw Macky Sall Alassane Ouattara ñoom ñaar ñoo bañandeegum monnaie bu bees bi yéen africains yi yéen ñii ñu nekkoon di xeex monnaie bu bees bi ba léegi franc CFA bi lu ko fi jëlee fukki réew ak ñett nangu nañ ba mu des Macky Sall ak président Côte d'Ivoire ñii bëgg nañ seen réew yi Macky Sall bëgg na Sénégal bu waxee ne bëgg na Sénégal day nax waa Sénégal yéen waa Sénégal nag toroxtaange gi ñu dal mooy ni ngeen def ba bàyyi ko fi mooy toroxtaange gii tey Macky Sall bradé na commerce su Sénégal centre commercial yi Auchan Carrefour jël na jox tubaab yi jël na Orange Money Orange jox tubaab yi jël na Total jox tubaab yi autoroute yi mu jël jox Eiffage jël terre bi jox ko Alstom lampadaires yi lampi solaires yi sax mu jox ko tubaab yi bërki Dembo Ndiaye plaque d'immatriculation oto yu bees yi jox nañ ko une compagnie française a ñun liñ leen di wax nag Sénégal nag liñ leen di wax dépassé na lii Ababacar Sadikh li ñuy wax nii wax nañ ko bu yàgg ñun bi ñuy wax lii booba bi ñuy xeex lii booba ay Sonko ak yooyu politique wuñu ñun li ñuy wax yàgg nañ ko wax Ababacar ñun bi ñuy nekk ci politique di xeex lii booba dag ñoo xamul woon moo tax ñun li ñuy wax romb na ay Sonko ki romb na ay Barthélemy Diaz ki ay nangam romb na ñooñu ñun li ñuy wax yàgg na ñu di ko wax donc il faut pas que ngeen di nekk fii di kii naan Sonko non il faut pas que ngeen di jéem a wax yoo xam ne amul sens ñun bi ñuy politique laa wax booba ñii ngeen fi gis ñuy wax waxuñu donc il faut oublier ces genre de choses là tañ wax ci franc CFA bi wax ci Macky Sall ñun nekkuñu fii pour def promotion wu nit Macky Sall lañ wax bañ gi mu bañ franc CFA bi bañ gi mu bañ éco bi ne franc CFA moo fiy nekk laa wax c'est parce que français yi téye nañ ko baraade na leen li baaxoon ci réew mi ñoom la fi nekkal mooy seen sous-préfet da koo nangu assimilé ko di doxal loolu lay doxal instant bii nii Macky Sall li muy doxal mooy préfet wu France la mbindaanu français yi la lépp luy intérêt français yi ci loolu lay dox loolu moo waral xaalis bu bees bii nga xam ne africain yépp nangu nañ ne nañ changé franc CFA Macky Sall di ko bañ Alassane Ouattara di ko bañ loolu moo waral nekk gu mu nekk ak tubaab yi ak nekk seen mbindaan moo waral mu jël Auchan indi fi moo waral mu jël Carrefour indi fi moo waral mu jël Total indi fi moo tax mu may doole Orange Money moo tax mu indi fi Alstom moo tax mu indi fi entreprise française yépp ba ci plaque d'immatriculation oto yi yu bees yi plaque d'immatriculation yu bees yi mu jël ko ne daf koy jox ay entreprise française ñun deseetuñu dara li baaxoon ci réew mi li fi mën a génne koom-koom yépp jël nañ ko jox ko français yi bu ñu waxee ñu naan croissance 7%. waaw croissance su Sénégal mi ngi 7%. waaye soo jëlee commerce bi français yi dominé ko moom ko nga jël Total français yi moom ko nga jël Orange français yi moom ko nga jël Eiffage français yi moom ko nga jël Alstom français yi moom ko plaque d'immatriculation yi français yi moom ko waa ñooñu bu ñu jëlee seen xaalis ana suñ croissance Abdoulaye Daouda Diallo ku muy nax seen bopp ngeen di nax rek Abdoulaye Daouda Diallo ku muy nax naan croissance su 7% su fekkee croissance boobu li ci ëpp 90% ci xaalisu croissance boobu ay étranger ñoo ko moom ban croissance la ñu indil bu ñu waxoon nañu croissance bi jóge na ci mbay mi jóge na ci napp gi jóge na ci càmm gi
ñu xam ne ñun croissance boobu suñu croissance la ñun waa Sénégal waaye croissance boo xam ne total la Orange Eiffage Carrefour Auchan Alstom mais croissance boobu croissance su français yi la ay waay gars yi bu leen fontoo waay bu ñu fontoo waay s'il vous plaît ñun du ñuy xale waayeen tamit ñoo leen jiitu ci li ñu nekk gouvernement Macky Sall bi la ak Macky Sall lañ xam ne lii ñu nekk nii mënuñu woon waaw mën nañ nax waa àll bi mais ñun ñii mënuñ ñu nax quand même jàng nañ xam nañ lii croissance saa bu ñu defee emprunt obligataire def déficit public dafiy njombe dafiy tojaanga ci budget Sénégal bi def emprunt obligataire taf yëngal tay tayal ba pare naan croissance bi yegg na 7% déwén sax 8% la jëm mais croissance boo xam ne alali croissance boobu ay français ñoo ko moom buñ jëlee seen xaalis yow dootoo dese 2% boobu croissance lan la virtuel comme université du virtuel Macky Sall il fait du virtuel en fait voilà le mot il fait du virtuel dafay nëbb nit ñi waaw il fait du virtuel il fait du n'importe quoi voilà lii rek laa ñëwoon tey vraiment pour waxtaane ko ak yéen mbokk yi tey waaw di leen wax suñu naqar di leen ko fàttali bu baax di leen wax ne jamono jii nu toll ci jamonoy jóg ci suñu bopp la jamono jii nu toll sunu jamono la ñun sunu ndono la nañ leen jël Sénégal ñu seet loxo yu jub loxo yu wóor loxo yu jullit ñu teg ko ci nañ jël Sénégal nañ seet loxo yu jub loxo yu wóor loxo yu jullit ñu dénk ko li nga xam ne mooy suñu ressource naturelle war a génn di suñu ndono nañ ko sàmm nañu rot ci loxoy famille bii ak nit ñi njaboot gi jël sunu alal teg ko ci loxo yu wóor loxo yu jub loxo yi ku am diine loxo yi ku ragal yàlla ngir mu mën ñoo taawul suñu ndono lii ay waay jeunesse su Sénégal bu leen nangu ñu leen di jaxase maa ngi ñaan aussi opposition bi ñi may waxal danañ xam seen bopp du ma tudd nañu delloo ci seen xel te xam ne tojaanga yi ma fi lim sànq ba léegi xeex bi objectif bi nañ ko braqué foofu maa ngi wax liveur yi ñi nekk États-Unis ñi nekk Suisse ñi nekk France di wax di dende la ay wax Idrissa Seck du seen noon du seen adversaire Idrissa Seck ba mu waree xeex na ba mu waree jóg na Idrissa Seck depuis 30 et quelques années ngi nii mi ngi xeex kon nañ ko respecté nañ ko wormaal kilifa la ñooñu di wax seen Idrissa Seck seen kilifa la ñii seen baay la Idrissa Seck am na ren 60 ans 31 ans mi ngi nekk di ko xeexal réewam kon bi mu amee 29 ans la commencé kon maa ngi ñaan yéen opposition boobu yéen jeunes yooyu di suñuy nawle di suñuy moroom ñenn ñi sax man ma jiitu leen ci politique bien que ñoo ma mag am na ci ñoo xam ne man bi may xeex 23 juin xeexuñu waaw xam nañ seen bopp nag man du ma wax ak stratégie yu ñu monté ci live pour di yëm a déstabiliser bés buñ ci continuer nag danañ yàqal suñ bopp ci suñ objectif bi ñu am mooy Macky Sall ak fameem pétrole bi góor jigéen ñi loolu lañ war a xeex bés bu ngeen yéen liveur yenn yi maa ngi commencé am ñu ma ciy commencé di dégg su ngeen commencé xeex bi ngeen wëlbati ko def ko xeexu opposition na ngeen xam ne di ngeen tardeel seen bopp di ngeen tardeel seen réew te du ngeen ci am ndam di ngeen tardeel seen bopp di ngeen tardeel seen réew te du ngeen ci am ndam laa leen wax te nag man damaa xam lu bari ndax gaa ñii maa leen ci jiitu Sonko maa ko jiitu ci politique bi Barthélemy Diaz xawma maa ko ci jiitu waaye boo dee moo ma ci jiitu tamit bariwut ndax koo xam ne 2004 ba léegi mi ngi ci milieu bi xam na ci lu bari man 2004 ba léegi maa ngi ci milieu bi 10 ans lañ toog après Sonko door a dugg ci mbir mi moom ëpp wax dëgg yàlla bës nag yàlla may na ko ci fasaaxa génn na am na jom nag am na fulla am na fayda mi ngi xeex maa ngi ko ciy encouragé mais man nekk naa ci politique 10 ans Sonko door a dugg ci politique mais nag politique gu tubaab bi laa newoon di ko jàng politique gu tubaab bi laa newoon di ko jàng
nekk candidat 2007 23 juin ñu gën di xeex avant élection yi présidentielle yi avant élection présidentielle yi ñaata manifestation lañ fi def yoo xam ne fekk na fi Idrissa Seck mu génn avant élection présidentielle yi ñaata manifestation la Idrissa Seck génn di manifester bañ jàpp ko ci référendum bi parrainage yi processus électoral bi yooyu yëpp ay manifestation am na fi bari na ñu génn ren génn ñu woon daaw waa génn nga ren rek bu nit génnul rek il faut nga sànni ko xeer buñ sànnente xeer mbokk yi yéen activistes yenn yi bu leen sànni xeer bu ngeen sànnee xeer rek yéen a ngi yàqal Sénégal bu ngeen sànnee xeer yéen a ngi yàqal Sénégal te loolu maa leen ko wax de man xam naa lu bari de xam naa lu bari waaye nag damay xaar bañ a jara waxal wax man am na ñoo xam ne du ma leen tontonteeg ñoom di leen leeralal parce que xam naa ne xamuñu ci élection présidentielle yi wala live bi Assane Diouf bi mu tàmbalee ci lañ tàmbalee feeñ di wax man li may wax dama ko xam am na ñoo xam ne Assane Diouf moo leen may fit bañ tàmbali sax di wax ci ay internet man nag ba may wax booba Assane Diouf waxul sax ba may ne ci politique booba nekku ci kon lu bari laa xam ñi may xaar ñu wax nag ñi may xaar ñu wax mooy ñooñu di dendale ay wax ñu ngi commencé di insinuer maa ngi leen di xaar bés bu ñu continuer seen insinuation yi nañ xam ne danañ dégg loo xamante ne bii mosuñu ko dégg kon nag maa ngi leen di ñaan ñu xam ne combat bi ñoo ko bokk le dénominateur commun xeex bi du Idrissa xeex bi du Sonko du Barthélemy xeex bi du Abdou Mbaye mi ñuy jéem a dénigrer ci jabaram ak yooyu xeex bi du Thierno Alassane xeex bi du juge Dème du capitaine Dièye ñëpp la xeex bi xeex Macky Sall ñëpp la bu ko kenn def sa patrimoine bopp ku ko def sa patrimoine bopp waxoo dëgg ak koo mën a doon xeexu aar lu ñu bokk ak beneen xeex a ci yam ku ko def sa patrimoine bopp waxuloo dëgg te yaa ngi yàq yaatal lañ toll li tax nii bërki Dembo Njaay aar lu ñu bokk manifestation ba amul dara ci nit c'est parce que wax yu këral yu sew sewaan yii moo fi commencé judd waaw ferloo waaw ma bàyyi mu sedd waaw waaw d'accord Abdou Ndiaye dina bàyyi mu sedd parce que sinon rek damay wax loo xamante ne bi waruma koo wax te na ngeen def attention aar lu ñu bokk laax manifestation bi li tax amul benn nit 300 personnes na fa ne c'est parce que dañoo commencé di dugg ci yoon bu ñu warul dugg mooy këral ak di dugal naan diw na génn ak diw génnul ak jël xeex bi bëgg koo moomale sa bopp ku ko ci def di nga yàq liggéey bi foofu nag laa ko yemale du ma avancé ci mbir mi am naa bu bari lu ma wax gis ngeen lii lépp ay xew-xew la ak ay def-defin yoo xamante ne bii kenn ku ci nekk ci ñi fiy nekk di wax xam nañ liñ la war a wax dañoo noppi nag parce que Macky Sall mooy mbir mi kon nañ tëj seen làmmiñ di jaay nit ñi làmmiñ man maa ngi nii fàng laa def faalewu ma ku ne États-Unis faalewu ma ku ne Suisse faalewu ma ku ne France faalewu ma ku ne fenn faalewu ma leen dama bàyyi sama ñaq bu Europe ñëw di xeex ñëw leen ngeen def ko kon ne me fatiguez pas yéen ñooñu bu leen ma tax a wax nag dama bàyyi bitim réew def fa 20 ans ñëw sama réew investir fi sama xaalis des centaines de millions jël ay nit ñu may liggéeyal ma leen di fay ma taxaw fii di xeex ngir sama réew c'est pas à toi qui est aux États-Unis yaa may jox leçon ah je m'en fous de toi da nga wax bi je m'en fous ne me fatiguez pas bu leen ma fontoo damaa mën a man bàyyi bitim réew mënoon a tëdd bitim réew comme yow tëdd ci sama laal kay waaw di naan samay sedd te naan génn leen ngeen dem xeex dagal bii nga ñëw nga xeex si comme man ñëwal nga def fi 7 ans comme man di xeex ak Macky Sall man dama fi def 7 ans 2012 laa ñibbisi ba léegi 2012 ba léegi maa ngi fii investir fi ba pare di xeex nekk opposant ñu may teg ay lempo ma koy fay ñu may teg ay nattu ma di ko fay yow nga tëdd Amérique parce que man jàppale naa Idrissa Seck nga di ma fontoo boo non ok maa ngi jégalu Thomas maa ngi jégalu
ñi buñ ma wax loowee danañ xam ne nit ñi duñu ay jaayil te duñu ay con. Il faut qu'on arrête. Le véritable combat, c'est Macky Sall. Macky Sall mi ubbil buntu góor jigéen ñi. Macky Sall mi jël pétrole au Sénégal jox ko Frank Timis ak rakam ñu fayeeku ci plus de 420 milliards. Macky Sall mi nga xamante ne bi pétrole bi ci Sénégal pasaree na ko. Entreprise sénégalaise yi jaay na ko tasaare na patrimoine réew mi yàq na valeur yi. Macky Sall mi nga xam ne mi ngi toroxal Sénégal di toroxal diine ji mooy le combat na ngeen ko xam. Man du ma ne kenn man bàyyi naa la ak yàlla. foo manti ne ci Amérique ak fu ne laa jemale faalewu ma la ak koo mën a doon ku faalewul Macky Sall nekk ak moom nii ci réew mi faalewul ku ne ca biti di live. dégg nga wax ji ku faalewul Macky Sall fii ci réew mi faalewul ku ne bitim réew di live. man maa ngi fii ak Macky Sall di ko wax li ma koy wax. soo amee fit yow wala nga mel ni man wala nga am fit comme man ñëwal nga dagg sa yitte bàyyi sa Amérique wala nga bàyyi sa France nga ñëw nga dëkk Sénégal nga investir fi ba pare di continuer li nga doon wax nga di ko wax su dee am nga jom. Ne me fatiguez pas waaw. Ne me fatiguez pas. soo amee jom la wax su ngeen amee jom yéen ñooñu laax di jéem a wax di dendale Idrissa Seck ay wax ah. Venez au Sénégal investir au Sénégal jàkkaarloog Macky Sall di ko xas di ko yàq li ma koy yàq ndax am ngeen fit woowu yéen. ndax am ngeen fit woowu yéen ñëw leen venez laisser votre travail et venez ici en Afrique ñëw leen au Sénégal ngeen investir fi seen xaalis ngeen jàkkaarloog Macky Sall di dal ci kawam. amu leen fit woowu ba pare yor seen làmmiñ nit ñi nekk fii di xeex ngir Macky Sall jóge fi ngeen di jéem a dëpp xelu nit ñi yéen a yeew da ngeen a gën a yeewu nit ñi wala lan. je m'en arrête là mais li ma mën a wax jërëjëf waaw one love jërë ngeen jëf ñu ngi leen di tuubal di leen jégalu di leen jox rendez-vous incha allah ba fan yi ci kattanu sunu borom parce que suma am na wax yoo xam ne su ma ci continuer jàpp naa ne liggéey bi ñuy liggéey dafay yàqu te bëgguma ko yàq. waaw am na wax yoo xam ne su ma ci continuer liggéey bi dafay yàqu te bëgguma ko yàq mais li may wax nit ñi xam nañ ko. waaw bàyyi naa noonu Ibrahima bàyyi naa noonu non nice Ferlo Galsen Bambi Camara ma sœur barke Sëñ Touba pare naa mais nag il faut que ñu xam ne combat bi fu mu doon ñu dem ñu xeexi foofu quoi. il faut ñu xam xeex bi fan la ñu dem ñu xeexi foofu quoi sinon rek dañuy tardé mais bëgg naa leen ñëpp maa ngi tuubal ñëpp maa ngi leen di tuubal waaw foofu laa ko dagg maa ngi leen di tuubal bu baax. maa leen di tuubal di leen jox rendez-vous incha allah ba fan yi di jégalu ñëpp ñi nga xamante ne bi xaw naa leen léegi tuuti parce que je veux que nit ñi seen xel ñu delloosiwaat ko je veux que nit ñi ñu delloosiwaat seen xol yi heure bu ñu demee ba xeex benn mbir rek ba war a am atteindre objectif bi rek am ñoo xam ne dañuy ñëw bëgg ko yàq te loolu duñ ko nangu bii paa duñ ko nangu waaw maa ngi leen di tàggoo nag xasida gi nga xam ne saa su ne dama koy jàllale mooy xaaloo li yar kan war naa yeewaat sax kilifa diine yi tuuti ak suñ njaboot yi xaaloo li yar kan yi Sëriñ Tuubaa ji war naa yee sax ñi doon kilifa diine tey daw di fekk ji ay buur yéen kilifa diine yi nga xam ne ñun ñu ngi taxaw di leen ñaan pour ngeen jóg jàppale ñu xaalooli yarkanu xasida ak Serigne Touba gi war na tax ngeen xalaat xam ne kilifa diine wërta jóg di fekk ji buur Serigne Touba nee na du jóg moom di fekk benn buur. kon yéen kilifa diine yi waru leen a jóg di fekk benn buur wala ngeen di yaatal benn buur wala ngeen di ñaanal benn buur. buuri àddina yi Serigne Touba da leen a bañoon buuri àddina yi Alaaji Malik dafa xeex ak ñoom. waaw kon ñoo ngi leen di ñaan yéen kilifa diine yi bu leen fekk ji buur déglu leen xasida Serigne Touba gi xaaloo li yar kan man mooy sama slogan man du ma fekki benn buur du ma daw ci ginnaaw benn buur du ma ragal ginnaaw benn buur
yàlla laa yaakaar rabbil harsh suñu borom rek lan yaakaar moom rek moo yor ñëpp yéen ñii ñëpp muy man muy yéen muy kane Amérique muy kane Suisse muy kane France muy Albouri muy Ismaïla muy Ababacar koo manti doon yàlla rek moo fi ne moo yor jaam ni kon Serigne Touba joxe na message bi bu yàgg bu leen topp buur yi